cour de constitutionnel ne dafa incompétent waru du si wax mais suba dina jóg beneen mandat ñu bëgg a changer mandat bu ñuy def deux mandat kese la wala mu changer ko defal ko ne léegi troisième mandat su demee cour de constitutionnel mu ne noonu incompétent su neexee changer dem assemblée indi lu ko neex voté ko si élection yi di ñëwaat comme pétrole mooy fi tegaat fi rakkam parce que jox na ko fu milliards yi yépp di ne cour de constitution buy ñëwee day ne constitution la mu ni si dara article 35 moo fi tegoon Ordi Diouf yéen a ngi fàttali ko buñ ko voté waatee assemblée nag comme doole bu mu jaay jàllale ko su ñëwee constitutionnel day ne ah mu ni si dara boobaa la loi bi mooy jàll rek ñan ñoo si dee mooy askan bi loi parrainage bi benn baaxut lu tax yow mi nekk militaire wala député wala kii chef de entreprise wala nga yore si benn bànqaas yi boo ko parrainé kenn amoo droit parrainer keneen su demee léegi ñu gis loolu dañ lay galgali wala gome la dootoo mu ne la gàllankal doo avancé parce que leneen lekkati kii bugguma benn de deuxième sa données personnelles dinañ ko xam de toi lu tax loi bi baaxut mun na la contrôler suñ jotee sa données personnelles yëpp def ko mun na la contrôler fu ne yeneen gis par Orange Money rek nit yi di si détourner compte jàmbur yi parce que lu tax dañu am sa données te boo demee soo ne da nga joxe sa tur sa identité yëpp ñu doog lay jox piis mais kayit yooyu imaginer suba kon des fois kayitu vote yi day génne liste électorale dañ koy afficher si internet bi kooku affiché dugg rek génne sa numéro téléphone génne sa identité yëpp def ne mun na fa def lu ne mun na virer sa compte bancaire sa am si sa données personnelles ah Madické Niang wax na ko article 104 ah si parti politique yi munoo ko def tant que changé woo lu sotti te boobu bu ñu koy changé référendum la wala consensus ah même bu ne constitutionnel dafa incompétent mais mu indi modalité wax ne lii de mënuma léegi lii ak lii mënoo leen ko changé fii balaa lii mais mënuma joxe décision ne lii baax na wala baaxut mais nag forme bi ngeen ko nar a doxal dafa mel ni nga ni doom moo nar a ñëw jur pàppam loolu de amul àdduna noonu la mel loi buy jur pàppam boo ne da ngay yemale mais pourquoi ku wax ci président ñu jàpp ko tëj Assane Diouf mooy wax lu tax munoon ne Assane Diouf dafa yem ak président bi président na ko tontu personnel da ngeen ko jàpp dem ne ko terroriste la ñëw tëj ko lu tax su ne da ngeen nar a yemale parti politique yi ak lale mënuñu yem koo xam ne day luwe ak borom kër mu ñu yem ci kër bi ku léegi luwe la mais ci kër bi ngeen bokk di dëkk di tëdd mais suñu nee kayitu kër bi kan moo ko moom borom kër bi munoo si te bu deewee sax doo doon doomam mooy doon moom mooy parti politique dañ ko taxawal am ay responsabilité am lu ko tënk ñooñu ñoo war a ànd seen parti di ko doxal waaw di ko doxal léegi candidat indépendant bu ñëwee kooku mun nañ ko ne 10 000 signatures leen lañu laaj ci wàllu député ak maire yi léegi dañ la laaj 30 000 comme ça ñu mun a xool kenn amoo keneen doit par soo lañ defee liste ouverture pour député wala maire keneen wala la parrainé mun na am si goxam mu am ko beneen discrimination lu nekk si parrainage bi lu tax baaxut su jàlle ba mu programme ko kenn du mun a jógati fi nekk maire saa nga jaar si politiciens yi gis nga bu mu doon def député yi dafa ñu doon def seen liste yi dafa leen dàq indi liste yi boppam toog pale defar listam yëpp loolu mooy continuer képp ku fi toogaal day na parrainage ana nit boo xam ne xamuñu la Fatick xamuñu la Matam xamuñu la Podor xamuñu la Vélingara xamuñu la Ziguinchor ngay dem foofu ne dangay ut parrainage doo ko am xanaa boobaa dangay joxe 10 000 ñu jox la te doo xam kan moo lay mun a kii mun na parrainer kii parrainer ka la ñu ñëw ne inscrire la au contraire dañu inscrire indépendant yi dañ leen inscrire bokkatuñu loolu lañ bugg a def 60 000 nga bugg a nekk maire rek il faut nga indi 60 000 signature foo ko mun a amee yow mi nga xam ne yaa ngi doog a dugg ci politique NDA indépendant foo ko mun a amee parti moo ko mun a am parce que am na ay mbooloo am na ay instance am na ay structure am na ay
ay représentant si gox-goxaat yi ñooñu utal leen signature yi mais yow mii indépendant nga xam ne par exemple man mii Kër Massar kese laa ne bëgg naa léegi nekk maire wala député fan laa mën a demee ba Tamba di fa am di fa am ay signature comme que yéen mii toog ni candidat indépendant ni ngeen bàyyi loi bi ñu ne dañ koy promulguer yéen a ngi am tort parce que suba doo ak candidat indépendant dootul munati falu il faut parti te parti bu boobaa ñoom ñi nekk si nguur bi ñoo ci gën a mun a am doole parti yu ndaw yi mun na ñëw ñu xool parti bi dominant la su ñëwee signature ñu dem keneen rax lañ ñu éliminer seen liste bi ñu ne da nga am ak ñaar éliminer la dootoo mun a bokkaati lan lay des président Macky Sall la mun na jël moom boppam listam jël rakkam li defar rakkam bi liste moom ak rakkam bi ak ñeneen ñu mboo jàll xanaa boobaa suñ demee dañ ne rakk bi mooy jàll yeneen comme wax nañ Karim Wade bindu na xam nañ ne day bindu ji xam nañ ne mun na bindu moo tax ñu indi parrainage ay 130 milliards yu mu war a fay sinon du bokk fii wala ba leneen yéen ngeen war a wax prêtron bi ngeen signé te xamuñu ni nga koy dugalee ngeen di naan Karim Wade 130 waa léegi 130 milliards yu mu jël la ko war a fay te waxoon ngeen moom prise de 400 milliards la jël lu tax indi woo leen jàppoo leen xaalis bi indi lu tax jàppoo leen xaalis bi indi c'est que di li ngeen di wax naka sa ngandam lekk xaalis del muya képp ku bëgg a nekk ne dafa bëgg a am ambition politique dafa bëgg a nekk président rek ngeen jàpp tëj ana capitaine di tëj wala di ko convoqué naan dafa jalga dafa signé ne démissionnement ngeen bañ sëriñ bu wax mbàkke yi sëriñ bu wax ngeen jàpp tëj sa jabar fii la defoon temps yële mu ànd ak sëriñ bi amal moom jëppani jàpp te lay wadde dafa fonkoon kilifa diine yi jox leen wàccukaay bañ ne bi Touba daf ko def statut jox leen titre foncier waa Touba moo tax bu ngeen weteree lay wadda dama leen gërëm njukkal leen murit yépp dañu war a taxaw xam ne Macky Sall ki waroo leen ko wotal boo leen ko wotalee yéen mii nga xam ne da leen di jàpp tëj la da koy continuer kilifa diine yi si affaire kii ñuy wax jàng ñii di jàngale nii wax nañ jàngu bi wax na faalewu leen ñépp wax faalewul kenn ñuy woo lan moom moo waxoon même lu ne élection 2012 xam na nu muy doxee assemblée lay wadde day jënd député yi est-ce que ñooñu ngeen woo dem ñu signal leen kilifa diine wax defoo leen kilifa aada wax defoo leen parti yi ñoo xam ne ne moi citoyen wax nanguwoo leen xalifa général Tivaouane wax nanguwoo leen kilifa jàngo bi wax nanguwoo leen président ngeen di nekk wax fe ministre nanguwoo leen ngeen dem PO jabar président signé leen dafa signé rek ngeen signé ñàkk yéen toroxal askan bi askan bi président amatul kon ci réew bu ne jabar mooy signé accord premier ministre lañ benn njëriñ la am jabar mooy signé accord mooy tax accord di am ministre de l'éducation lan la njëriñam ma fàttali yeneen laal taalibe gis nga bi ki ngeen laal taalibe yi jàng bi doxut dala doxut geex ak xeex ñëpp a ngi grève musiba boobu nag dina wàcce seen koo ba ngeen fonne du loolu yéen 10 mois moo leen dese ngeen abale si biti 10 mois maa leen ko wax man Serigne Konte xam nga seen Cheikh dafa waxoon ne xam na seen xudaama bu xam ne ruwaan yi bu leen di génnee pale ñun ruwaan yi dafa exister am na ku jógoon wax ne moom su ne kooku xam na dara na ko rey moytul kilifa diine nga waxaat yow mi di tëgg làmb moytul kilifa diine wax nga waxaat am na loo xam ne su ne newu di ragal yàlla 3 fan lañ la may ñu suuli la mais kilifa diine dañ ne kilifa diine day wax mais du tontonte moo tax tontuwu la bu newoon ñun la da ngay laaj ku newoon temps lay Wàdd ministre boobu ñu ne xaw ma côté Kébémer xaw ma fan la
bu ànd bu jote woon benn sëriñ ba sëriñ bi ne ko tànk newul baalu du ko baal ministre boobu defe naa amul 3 mois mu wuyu ji mu wuyu ji bar sax. moytu leen li ngeen di toog kilifa diine wax nga la ne la rey moytu leen taalibe képp ku leen laal yaa ngi di nga torox yéen laal taalibe yi di ngeen torox gis nga bi ki ngeen laal taalibe yi fépp a yëngatu pétrole bi coow am yafeer yi am coow da nga amoon sa gouvernement pendant 5 ans kenn na dérangé wala mais da nga laal taalibe yëpp dérangé waxoon naa leen sama vidéo yi kenn du laal taalibe suñu bëggee ngi xool Serigne Konté Tektal LCS Tektal defoon naa di si wax am na yoo xam ne yeneen yu bari nanguñu woon ko sax jàllale ma defaat beneen vidéo ñu doog a jàllale boobu loolu laa am loo xam ne dinaa ko souligner taalibe yi képp ku koy laal li nga toroxal li nga torox yéen parti politique yi yéen population bi lu leen di woon ne neem leen waxtaan si pétrole bi dañ leen di nax de ñoom ñoo signé loo xam ne ëllëg dañ leen di suñu wàccee dañ leen di tëji ñu bëgg a ngeen ñëw waxtaan soo la waxtee ñu dem ñëw yóbbu assemblée ñu ne consensus am na comme ni ñu naxee ñu naan waa parrainage ñoom d'accord nañ ko depuis 2016 ban parrainage lañ d'accord est-ce que du 10 000 signature bi leen d'accord ngeen ne noo signé ne référendum bi comme signé ne lu tax référendum bi dugaloon ko parce que xamoon ngeen loolu arrangé wu leen xam ngeen jeexal ngeen comme ay kii ordre de mission ngeen jàllee mais pourtant constitution loolu constitution la bu ñu doon sensé règlement règlement bu ñu doon joué fa demee ba mu ne ngeen voté carte d'identité ngeen voté loo xam ne dafa am ni kii nu ñu xam ne dañ ko identifié am numéro identifié mais pourtant ne constitutionnel dañ si cour de constitutionnel dañ si ànd jox nañ jël ñetti liksi wala juróom pourquoi waxoo incompétent parce que loolu yow da la yokkal c'est déjà nga bëgg a am ci ñeex bi am la loo xam ne baaxul ci réew nit bu ne juróom ngeen woon léegi juróom-ñaar wëy day des fii même bu ne lii xam nga mënoo ci wax nga ne leen hey règlement lii ak lii la mais luñ lay wax képp ku lay jox añ ak reer wala mu abal la bët fu mu lay xoolee ngay xool te yéen dañ leen di xool loo ku bugg a xool nag fu ngeen toog ngeen jàpp tëj ku bugg a xool fu ngeen toog ngeen jàpp tëj loolu dafa war a jeex ci réew mi Assane Diouf lii la doo wax ñoo ngi koy jaajëfal Cheikhna Keita lii la doo wax ñoo ngi koy jaajëfal Sonko lii la doo wax ñoo ngi koy jaajëfal ñi nekk Amérique ñeneen ak ñeneen di wax lii la nit yi nañ yeewu walla man la Serigne Konté Keur Massar man nag Saamé foofu mooy suma dugguwaayu xaliwa yoo leen jël ma yóbbu yéen a ngi laal taalibe bokk naa ñu ñaan képp ku laal taalibe na torox man mii bokk naa si dama si ñaan yéen gouvernement bii laal taalibe da ngeen di torox man dama ko ñaan te ba tey laa koy findale yéen wàcce ngeen yow Macky Sall la wàcce nga lu may wax Karim Wade balaa muy teg tànkam ci Sénégal fii na jël téeméeru guro yu weex ak yu xonq sans cola mu saraxe ko ci jigéen boo xam ne day dem mu jox ko saraxe ko moo xam lépp lu mu ciy boole xaalis wala ne mu joxe ko balaa muy ñëw wala bu ñëwee balaa muy dem fenn na jël loolu def ko bu ko defee ci kanam dina baax am na ñaan bu mu soxla loolu def nañ ko Khalifa Sall ñetti guro ngay dindi su ne yaa ko ñetti guro ñetti soit que ñaar yi mooy nekk yu weex benn bu xonq wala ñaari xonq benn bu weex sa yaay moo ngi dund bu ko munoon dindi na nekk jour vendredi wala jour lundi di nga gis changement bu bari yoonu président am nga ko Idrissa Seck Karim Wade Khalifa Sall Thierno Alassane Sall Malick Gakou gis ne ñii dañu am ñaani président su mënoo leen ci dara en tout cas Karim Wade lu ma ko mën a wax ne dindi téeméeri guro lu may wax nii du caaxaan de
man la Serigne Serigne Konte Keur Massar xasana am na kenn kuy naan xasana ba su déggee xam na seetaan na ko mu xam ne Konte bu newoon Keur 41/26 am na lu mu ko am na yu bari lu mu ko waxoon te gis na ko doomam moo nekk di la wax ne dindi téeméeru guro yu weex ak yu xonk yépp pour sarax moo ko moom su si paree bu ñëwee bay samp ndëggam mu dindi nag bu jaune nag yi xam nga nag yi moom couleur bi dafa jaune mel ni comme sama yére bi nii mu boobu lay dindi sarax nit yi lekk mu doog a sóobu mais Khalifa Sall nañ ko dindil ñetti guro su ne yaay ji moo ngi dund na ko dindil bu ko niwul nag ko nekk yaay ji dindil su déggee vidéo wala képp ko xam na ko jottali dina gis ci changement lu bari ci kanam en tout cas Idrissa Seck, Malick Gakou, Karim Wade, Khalifa Sall Thierno Aliou Sall mi nekk yoo xam ne ñii 2019 ñooy yore ñooy diriger ba 2025 ñoo ko war a diriger réew mi xam nga à 2000 Lay Wade amoon na ko Idrissa Seck amoon na ko 2007 mais leerawul lu tax mu wuyu ji Lay Wade moo tax ñaan bi ñu rocci ko mais moom bu utee ñaan rek jarul muy taxaw moo mun Macky Sall téeméer yoon Idrissa Seck moo mun Macky Sall téeméer yoon mais utal ñaan soo utee ñaan bi rek yoon présidentiel la parce que am nga compétent li nga def Thiès ne da nga doon jël rek réseau yóbbu ci 40 milliards def ko fa boo fi toogoon ba tey de lépp réseau yépp ay tedd ñi dañ ne dañuy dem def fii digle ne raison yépp milliards kenn gisul dara mais yàlla baax na maa leen di wax lii laa am lu may def vidéo di leen wax bàyyi leen Mamadou Dieng mu dem ñibbi këram démissionné na ngeen bàyyi ko mu dem ñibbi mun ngeen ko signéloo ay conditions comme da nga denk bëgg a def politique fii ak 10 ans lañu wax munoo fi def politique fii ak 10 ans munoo engagé ci mouvement soo ko respecté wut su la gisee ngay wax wala nga wax ci boobaa yoon dina dal ci ñoom boobaa mun na am avocat wala benn kii dem plainte ko ñu dem yoon ñu xool boobaa ñu xam ne da ngeen ko jaaree yoon mais yéen képp ku ne bëgg na nekk président rek ngeen jàppate maa ngi nii Serigne Konte élection présidentielle 2019 man tam bëgg naa poser sama candidat kon da ngeen ne parrainage jinne yi lay woote ñu parrainé ma inscrit ma mun na ngeen si ñoo ngi si fichier yi ñoom lay woo ñu parrainé ma candidat la Macky Sall man candidat la man la Serigne Konte Keur Massar candidat la élection 2019 comme ku wax ngeen jàppate man tam candidat la maa leen koy jottali di leen ne asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatu jërë ngeen jëf maa ngi nuyu Ablaye Mbengue di nuyu suñu membre yëpp di nuyu kullu fajkat ak kullu sëriñ di leen nuyu di naan ne ñii ñaan boo xam ne képp koo xam ne bugg na gouvernement bii nekk fii gaaw fi jóge yéen ñii nga xam ne bugg ngeen ko soo leen ko defee rek ñii dañ fiy jóge lu gën a gaaw parce que ñoo ne si biir ñaan boobu pour ñaanu njiit boo xam ne jën da ngeen di def fukki tapati yada ñaar filo Fatiha waxoon naa ko sama vidéo tegtal bi waxoon naa ko fa soo ne ko xool di ngeen ko gis nga naa filo ñaar rakk def ko premier bi fukki tapati yada ñaareel bi nga def Fatiha fukki tapati yada boo selmalee nga cité leen ñoom ñépp ku nga bëgg seen nguur boo leen ko defee la leen wax ñun ñépp defal ko ñii duñ fi toog bu 2019 ñëwee dinañ wàcc comme xob buy wadde xob buy ruy buy wadde ngelaw bi da koy jéemee fu mu ko neex noonu la ñuy jógee fii noonu lañ fiy jógee kon loolu laa am lu ma leen di yàggal te ku nekk tamit kaso nga bëgg fa gaaw a génn def ko rek ku nekk kaso nga bëgg ko def gaaw a génn foofu def ko foofu noonu xanaa ñu su la toxalee beneen béréb nga defaat ko di nga génn foofu dina la génneel du ñu xam lan la génneli parce que bu ko defu du ma wax yeneen yu si biir am na yu si aadi mais ñun xam nañ buñ duggee kaso booba ban xaliwa la ñuy def moo gën a gaaw si bépp moo tax ñu ne sëriñ des te ko tëj mais mu toroxal la wala Serigne Konte Keur Massar di leen jaajëfal di leen nuyu sénégalais yi yeewu leen
salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ya jul jilaali wal ikram